waaye man sama téléphone mën nga jot information AFP wala AFP nga woo Massata man sax amul benn journaliste bu mu mos woo ma tëj sama téléphone wala bloqué la dama lay wuyu am na ñoo xam ne sama rakk mu ngi fii dama lay recevoir sama kër nga wax ma li nga gis ma ne la ah mbir bi de xaw ma ci dara waaye am na loo xam ne xam naa ci dara xaama woon la yéeg génne sama coffre fort wala génne ci ay documents yu nekk sama salon ma génne ne la lii mooy version bi man lii laa ci xam soo demee bindal li nga jot ak bindal li ma la woon loolu parallélisme des formes waaye duñ ko def dañuy jot benn affaire rek bàcc ay man koy jot naa lu toll ni xamee ci masta Lamine Diack lii moom ils sont éclaboussés damay toog di xool éclaboussés que suñ ko doon def xam fan lañ koy def ci lañ ñu jiiñ ana 3 millions 450 mille euros yu athlètes di joxe ana 1 million 500 mille euros yi ñu joxe pour financement yàgg anam droit de télévision bi ñuy wax naan Russie wan naa leen kayit bi fii 1 million 200 mille dollars la ñu bind ci ordonnance de renvoi bi bind ci kayitu procès bi ne 6 millions la d'euros par force alors que wan naa leen kayit officiel bu télévision russe ak tontu bi Essar Gabriel ñu ne Habib Cissé ak Massata Diack ñoo ko négocier dañuy fen maag Habib négocier wuñ dara secrétaire général di yaaf ci boppam tubaab la ni ñoom français la waaye nag mënuñu taxaw nag ñëw naan ma Massata daf nga lii daf nga la ma leen di wax ni Sénégal yi na ngeen ko dégg dafuñu fi lu tax ñu mën ñoo yóbbu kaso dafuñu lu tax ñu yóbbu ñoo traduire commission d'éthique bu IAAF Lamine Diack moo ko sanc jox ko anglais bu tudd Michael Beloff moo lañ jox moyens yu ñu enquêté fan lañ njëkk commencé doomam lañ njëkk attaqué kooku ñu war na la kii war na la ci Lamine Diack vigilant wul mooy warul woon dafa ne woon mbir bi du ma génn IAAF te réglé wuñ ko waaye comme waxoon na ñëpp c'est mon dernier mandat mënatul dellu ginnaaw mais su ma doon moom na sóoraale ginnaawam parce que wolof day wax naan ma pël koy wax sàmba du mën kanam mën ginnaaw ah dégg nga pël yi suñuy rëbb seen gétt dañuy doxee ginnaaw duñ ko jiitu ndax lu ne si ginnaaw doo ko xam looloo ko dal ki ko wuutu moo ko war yëpp ci ay manipulation léegi nag sa gisee presse bi bari wax ji bari dafa fekk nekk ñu ci dëgg ku nekk ci dëgg da ngay jël sa preuve dem ko tribunal constitutionnel doo Vladimir Mbek ba mu koy enquêté en 1 an mënoon na boucler enquête am ne Lamine Diack jot na ay preuve jot nga xaalis yaa ko wax jot nga waaw kon nag jot nga ko gis naa xaalis bi allez nañ dem correction teg la daal waaye mbaralal yi Le Monde ki ARDZDF ay site internet ki ay Google yooyu yëpp ay tappale la li ñu bëgg mooy suul jëfam Lamine Diack def na fanweeri at ak juróom-ñeenti biir IAAF nekk na ñaar fukki at ak ñett vice président ginnaaw Nebbiolo ba muy Nebbiolo dee jabaru Nebbiolo moo ko njëkk woo ne ko ah place bii de sama place jëkk yow dong laa ko yéen dawal gaaw ñëw ñu seet nu ñu wutee ginnaawu président waaw mu ne ko dee doyu ma dañuy dem conseil ñu voté mu ñëw gars yi ne ko yow la ñu fal jox nañu ko ñeenti mandat wu ñeenti at kuy sàcc wala di luubal wala di def lu dul noonu duñ la jiital fukki at ak juróom benn saa yow nañu wante dëgg su may dégg yenn ñi sax nit di ko bind wala di ko wax ak ñu xam seen Lamine Diack fii ci Sénégal am ñu ko xam fii conservation foncière la nekkoon doon jaay suuf Cap Manuel ba Sébikotane su bëggoon riis luubal xaalis li ngeen di dégg tey scandale 94 milliards ak scandale moo ko gënoon yelloo moom da doon dagg suuf Cap Manuel ba Sébikotane Fann Résidence Point E fi mu dëkkoon su ko neexoon at bu ne mu daggal benn doomam wala jabaram 1000 mètres carrés wala 2000 mètres carrés tey muy jar 2 milliards ou 3 milliards dafa ko dooroom benn immeuble Sénégal ñu la Lamine Diack man mii wax ak yow nii ak sama as tuut li ma am wax dëgg yàlla mënoo wàññil ma fi ay kër wala ay immeuble ci dëkk bi ndax ñun lenn lañu xam wala xar karam naa banni aadama lu ñu am daf ko ci doomu aadama yi ñëpp ko xam si ñun suñu kër Rebeuss c'est la maison du bon Dieu sama maam Ibrahima Diack ñaari wax barigo la doon teg ci buntu këram il était chef magasinier à Morel le Prom barigo dugub ak barigo ceeb Rebeuss ak tund bi ku soxla ñëw tibb ba 5 heures tàkkusaan su jotee mu tëj këram mais lu mu ramassé Morel le Prom su ñëwee teg ko Maguette Diack ñëpp xam nañ ko fi dégg nañ ko mooy premier président de la fédération sénégalaise de football ba muy créé Ligue de l'AOF en 48 ba mu ngi bàyyi fédération di créé fédération en 1960 6 millions de francs CFA la fa ci bàyyi mooy magu Lamine Diack mooy yar Lamine Diack mënul def lu dul noonu Alioune Diack magam mu ngi dund il a 100 ans
nekk na entraîneur foyer nekk na inspecteur général de la poste kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw. Lamine Diack donc nekk na ministre nekk na athlète nekk na secrétaire général fédération président comité olympique membre du CIO président fédération internationale. xam naa nag nanguwuñu nit ku ñuul am raaya yu toll noonu ba empereur du Japon émir du Qatar président Russie ñëpp di ko gis di ko bëgg di saafonte ak moom. Vladimir Poutine su gisee góor gi da koy nuyu fóon ko mos ngeen gis Poutine fóon kenn yéen ci monde bi mën naa leen jox photo léegi wan leen ko su koy nuyu da koy fóon donc kooku soo amee gëdd bu mel noonu am dayoo bu mel noonu bu ko jéem a yàqal sa ko santul gërëmoo ko ci li mu def bu ko xarab li tubaab yi def yëpp xarab nit ku ñuul la xarab nit ab jullit ab gor tuuma la mu muccul benn gor danañ ko setal nag bu mu wëcc danañ dem ak ñoom ba mu fa mu yem léegi pour tontu question yi gars yi posé Walfadjri moo njëkk a laaj affaire racisme moom loo xam ne suñu joueurs yi ñu ngi koy dund ci terrain football yi club yi ak yooyu ñu ngi koy gis ci sport bi fédération internationale de football tey ki fa nekk jigéen la sénégalaise la Fatma Samoura di ngeen gis léeg-léeg ay dépêche lu ne ñu koy bind ci moom am na benn jour sax mu recevoir El Hadj Diouf xam naa la ñu ne ay mbokk lañu moo tax mu signé ko contrat di yeñ patron am Gianni Infantino tudd nañ ko ci procédure foofu ca Suisse kenn du ko attaqué ba ñu demee congrès FIFA bu mujj bi journaliste africain amuñu droit poser question amuñu loolu moom soo gëstu ma jox nañ ko Richard Naham moo ko yónnee bindal ma ne ma journaliste yi fekkee congrès FIFA kenn du wax africain yi ñëw nañu mettre la CAF sous tutelle ne dañuy gëstu CAF ndax mooy confédération boo xam ne doxul donc racisme ci sport bi bu mu leen bett waaye nag tontu yàlla gën parce que ba ñuy attaqué Lamine Diack en 2015 at bi ci topp yàlla dogal Fatma Samoura benn doomu Sénégal nekk secrétaire général FIFA muy poste bi gën a puissant ci sport mondial tey président FIBA benn malien la sa bamba man gëma ko seeral xam mu tudd monsieur Haman xaw ma wala aman ña donc Ablaye Seye Moro nekk na président FIBA Diagne Ndiaye ma nga comité exécutif bu CIO Nigéria dafa am benn association bu tudd Sports Rights Association of Nigeria SWAN am na 350 journalistes sportifs Mitchell Obi ak Dan Ngerem ñi ko jiite foofu Nigéria samay xarit lañu dëkk naa Nigéria diggante 1999 ak 2003 yor fa société ñu naan nit ku ñuul kii sénégalais bii ñëw fii di jël contrat yëpp ñu koy nommé par conseil des ministres normalul dañ koy xeex man leen ba baax na fu ñu bindee damay woo journaux ADODK journaux yu tàng ak journalistes yu ay dal seen kaw organiser benn tea party xam ni ñu koy waxee seen teg ay brochette ñuy naan seen yu sedd yi ñoom seen ay na kenn seen jiin ak tonique yooyu ñu waxtaan man na leen bàcc leen lii bind leen lii ku yëkkati kuy dem yëkkati jox la 30 000 naira suba sedd ñu attaqué ministre bi attaqué ñëpp ba méthode bande yooyu xam naa ko mën naa ko de mais dañ ma ci yarul contexte bi moo ko permettre doomu jullit la mu nekk Sénégal nekk ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Sëñ Abbas Mbacké am na loo xam ne kenn du ma ci dégg moo tax du ma ko def mais mën naa tontu c'est très facile li commande de bindal gis naa sax sama xarit journaliste nit kilifa woo ko ne ko bindal lu ñaaw ci masta mu ne ko du ma ko def ndax xam naa masta xam naa lu mu sañ ak lu mu sañu donc léegi nag dépêche yi ñu leen di jox ni ko Aliou Golo ko waxee ci benn émission nee na opinion publique sénégalaise médias occidentaux yi ñoo ko façonné lu ñu leen wax rek ñu jëm ko ne gongo mais tubaab day fen ñu ci ba ñuy attaqué Kadhafi ba ñuy attaqué Saddam Hussein ne dafa am ay armes de destruction massive ñu attaqué ko général Colin Powell ak xaw ma kan dam ONU wax ne dañ ko war a kii George Bush nee daf leen def ko comme ça ñu motiver attaque bi Sarkozy ak de Cameroun fenn ñu ci Libye pour ñu justifier attaque OTAN ci kaw Libye ba rey Kadhafi donc dañuy manipuler alors procès bi nag li may ñaan rek mooy ku ci xamul dara mais ñëwal laajte man tey def naa conférence de presse dossier bi lire naa ko il y a peut-être 3 ans mënuma ci wax lu bari nii parce que liiruma ko justice française ba ñu dàqee procès bi le 13 janvier ba le juin dañoo bañ ne dañ may jox dossier pénal bi ñu ma ko jox le 3 juin à 5 jours du procès
9600 pages ma war ko lire si juróomi fan pour seet nu ma layoo mag sama avocat yi ñuy jokkalante parce que avocat yi nekk fi mënuñ dem ñu ngi dem bureau Ali Fall di def réunion de crise ak Moussa Sarr di bind ay notes di yónnee parce que 9600 pages yu jox ñu ko bërëb ñu bañ ne duñu ko jox kon nag li ñu def ni ñoo ko tey yàgg nañ ci léegi nag su fekkee dafa am ñu koy defloo ma avertir leen de porte plainte Moussa Sarr di ko mën na ko def Ali Fall mën na ko def ay pénaliste la fii mbaxane benn mën naa fa dugg mais mosuma porte plainte journaliste xam naa la pour man journaliste ay partenaire lañu sport mondial sa gisee moo am doole tey xam nga ma ko fa yóbbu média yi Juan Antonio Samaranch liggéey naa ak moom c'est président CIO ma ngi ca àjjana nit ku baax ku fonkoon Lamine Diack Kéba Mbaye ak Afrique ak Lamine Ba dafa toog ne CIO mu ngi gagné 100 millions de dollars ci programme top mais Jeux olympiques ba tey amul gëdd gi mu war am léegi su ma bëggee Jeux olympiques am gëdd damay fexe ba 30% sama budget li ma gagné ci 100 millions 30 millions yi naa ko def ci hôtel bu baax pour journalistes yi naa leen defal centre Obi Center Media Center bu baax defal leen ay conditions de kii ay salles climatisées ay connexion internet defal leen parce que suñu nekkee dans les bonnes conditions Jeux olympiques am gëdd tey looloo indi CIO am na presque 2 milliards et quelques de francs suisses ci keesam programme top bi man nekkoon naa ISL marketing liggéey naa fa juróomi at benn sponsor bi ñuy commencé ñu ko doon jaay 2 millions de dollars Jeux olympiques Barcelone ñu commencé jaay 20 millions Atlanta ñu ne 50 millions de dollars ku fayal doo bokk nànk-nànk 2 millions ñu commencé mais médias yi ñoo ko def man boo tax bu suma porte plainte journaliste parce que dama ne ëllëg si bi mën naa la soxla pour nga jaay sa benn événement wala nga jaayal ma benn club wala nga jaayal ma benn joueur parce que sa publicité laa soxla su ma la attaqué tey ëllëg si bi su ma ñëwee noonu da nga xam yow yóbbu woon mu yoon mu su ma attaqué journaliste dama naan su fekkee ne wóor na ma li ñu ma def du dëgg damay maanu bàyyi yàlla mu atte loolu laa mos fonctionné mosuñu dégg Pape Master Diack à porte plainte contre un journaliste j'ai fait 28 ans dans le marketing sportif Nigéria du kii Nigéria dama woon defante ndax dëkkuma fa Afrique du Sud fekk nañu ma teg ma fetal stade FNB Stadium match Orlando Pirates Kaizer Chiefs ne ma depuis bi nga fi ñëwee dañu gis ne contrat yi Pamod si li ñu koy jox dafa mel ni gars yi dañu lay nàkkal xaw ma nag lan mais sa fi toogee ma kuwere li ñu lay génnee dëkk bi dañu lay rey man leen waaye yéen laajte leen Mandela moom fi indi ak Steve Chouette ñu ne bon man leen dem leen ci moto bi Camzaché directeur cabinet wu Steve Chouette suma topp benn journaliste xam ndax lan tey ki may xarab suba moo may tàgg grand Pape Dieng mu ngi fii ak sama Pape Ndiaga Samb xam nañu Pape bi ki lay xarab tey fexeel ba ràññee Sénégal am na loo xam ne sa ko defee lu baax ki ko war a xam dana ko yëg dana ko xam kooku su xamee baax na jarul ngay wane sa bopp jarul ngis ta man lii su dul instruction judiciaire li may wax nii rus naa ko wax utal naa sama kuréel papa tàngam wallaahi rus naa di ko wax ndax barke laa ci doon sàkku athlétisme amul dara xaalis football la nekk foofu nag moom damay ñafe di kii ñuy rayante di mbëkkante parce que les enjeux sont puissants ñaar téeméeri milliards ak juróom-ñetti fukk milliards de dollars la ñuy def ci football at bu nekk lu ne ngay gis cokki xeex rayante waaw parce que xaalis bi moo bari waaw mais nag athlétisme 50 millions de dollars 25 milliards CFA xam nga 30 milliards par année mooy budget club Al Ahli wala Zamalek jarul xiiroo ŋaayoo lii ku ci mënul maanu nag suñu mënul jàppale mais maanu ci ba Platini amee problème Manuel Valls moo ko njëkk jàppale François Hollande jàppale ko toog nañu enquête préliminaire 3 ans fi ñu enquêté Platini 3 ans ñu ngi fa enquête juróom fukki fan pour Lamine Diack donc loolay wane ne ay raciste lañu comme pour affaire Waljur dañuy dem ma jeex tout à fait mooy expression bi procès Sénégal moo gën parce que man fi laa dëkk samay société sénégalaise lañu lii ministre Kilati Kaba wax lii naa la ko sa bëggee ñu defal la ci copie comme ça ay waxu Sénégal nanguwul mu ñëw ak Sénégal nanguwul mu dem yooyu waxu kaso la ni ñu ko teg fële Sénégal république du Sénégal la tudd suñu magistrat yi nga gis fii ñoo gën a taqe magistrat yi nekk France dàq nañ njàng téeméer yoon code pénal bu France ak bu Sénégal benn la amul benn différence ñoo bokk ci lépp kon mën nañoo atte bi fi Lamine Diack mën nañu ko dellu si léegi mbir bi siiw na tuumal nañ ko ba pare
mais bàyyi ni nga ko bàyyi mu defal waaye ni nga ko bàyyi muy dem ak ñëw gis njabootam di yeewu Rëbës la dëkk mu ñëw taxaw ci booru géej gi feexlu tuuti fàtte affaire suñ koy woo ñu woo ko mu ñëw tontu leen parce que moom dafa war a laver honneur li mu liggéey ci 39 ans mais bëggul mu nax sa man li ma liggéey ak moom juróom-ñetti at rek laa xam de bëgguma mu nax sa waaye nag li ma liggéey ci sama carrière 25 ans mais bëgguma mu nax sa bëgg naa comme ñu gën a dàqal ñu ci athlétisme bëgg naa dellu ci football jàppale CAF temps yi dafa am problème amatul agent marketing jàppale fédération yi africaine yi may doon jàppale ay club ñu ne ma non dootoo exercer sport pendant 10 ans waaye fichier faaluma leen waaw. alors dernier point mooy infraction yi ku Lamine Coly la plus choquante moom laa terminé ne ñu ne ma dootoo liggéey kooku ma fekkee wu ma danaa liggéey ok alors Lamine Coly moo laajte infraction la plus choquante mooy ñu teg ma interdiction ne dootoo liggéey ci sport loolu mënuñu ko waaw mën nañu ma dàq ci athlétisme mën nañu ma dàq ci Jeux olympiques sama yoon nekku ci CIO ak athlétisme mën nañu yore seen bopp mais man damay continuer liggéeyal Afrique pays naar yi ak pays asiatique yi ñi nga xam ne ñoo sama wëllëre loolu laa bëggoon terminer maa ngi leen di sant di leen gërëm